yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا سي كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki internet Fafa TV ñu ngi leen nii di wax ne alhamdulilah ñëwaat nañ beneen yoon ci ndaje boo xam ne incha allah dañ ko nar a gàttal rek ndax loo xam ne moom liñ koy woowee mooy mbiru jamono moo ko waral ñu moom incha allah ñu ngi lay wax salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. naa sëñ Fafa ñu ngi lay delloo nuyoo di tàmbalee sunu wax ci alhamdulilahi rabbil alamin di julli di sëlmal di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu jullil ñu sëlmalal ñu ci sunu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw loolu nag ñu ngi nuyu mbokki internet yëpp ci biir réew mi biti réew mi rawatina nag ñi nga xam ne ñooy topp chaîne bii di Fafa TV ak yitte ji nga xam ne gis nañ ne jox nañ ko ñaan borom bi tabaraka wa taala réew mi yàlla na fi yàlla yokk jàmm def ko ci réew jullit ñi yëpp lépp loo xam ne luñ fi ragal la yàlla dàqal ñu ko képp koo xam ne itam am na yéene pour defar dalal jàmm ci réew mi yàlla dimbale ko ba yéeneem jooju sotti waaye képp koo xam ne itam am na beneen yéene boo xam ne safaanoo na ak boobu suñ borom subhanahu wa taala yankiiwal ko jeneen yéene ju bokkut ak josam yankiiwal ko yéene defar yankiiwal ko yéene jëmbat jàmm ngir réew mi jàmm mën fee dal yal na ko yàlla def ñu ngi nuyu ñëpp nag incha allah imam gannaaw commencement bi ñi ñëw ci tey li ñu tax a ñëw mooy tout le temps dañuy dégg ay projet de loi waaye bu ñu ne projet de loi dañuy wax député mais bu ñu ne député tamit dañuy wax askan wi ko yebal foofu noonu man nag li ma xaw a jaaxal tuuti mooy tout le temps da ngay dégg suñuy woote ay loi député yi dañuy soxla ñu leen aar pour askan wi war a mën a bañ a mën a yegg si ñoom te askan wi nga xam ne moom la ñuy dox si digganteem ak député yi ñoom ñoo yónni député yi ndaw nag moom damaa jàppatoon ne war na sañ a def li ki ko yónni defut li waxut mu ngi mel tey gouverneur wala préfet ku ne xam ne ci waaw état rek la ñuy dox ndax ay ndaw lañ waaw est-ce que député yi ñoom ay ndaw lañ pour si askan wi sukran lakum jërëjëf Fafa ndax moment bii nu toll exactement laaj na xeetu laaj bu mel ni bii nga laaj nañu laaj ko waaye itam laaj na ñu am ci ay tontu yoo xam ne yu dëppoog waxtu wi la ak ndëppite waxoon nañ ko keroog ci suñu dernière émission di wax ne ak ndëppite moo tolloog ak curga curga nag jëf la ndëppite itam ak jëf la kii jëf curga gi mooy surga bi ndëppite gi itam en tant que jëf ki koy jëf mooy député bi moo tolloog surga bi surga nag saa yoon ko waxee xel dañ njaatige mooy ki yor këram am ay liggéey yoo xam ne bëgg na ku ko liggéeyal te lottu na ci taxawee ko moom dong mu wut ay surga pour surga ba jàppale ko ci yooyu la liggéey société nag comme dafa yaatu ñëpp a ngi ci biir am na liggéey yoo xam ne ñoom ñëpp mënuñoo àndandoor dem di ko taxawee comme nag société mooy njaati yi loolaa waral am ay liggéey yoo xam ne day soxla surga bu ko taxaweel liggéey yooyu nag da caa bokk mooy légiférer ay loi maanaam di ko tëralal ay yoon waaye it da caa bokk
lu koy contrôler ab gouvernement am ñaar yooyu ñooy yi nga xam ne su ma ko doon tënk dama naan ñoo ŋànk liggéey bi nga xam ne moom la njaatige bi di société bi def loo surga bii di député bi kaay ñu sant la ab liggéey boo xam ne moom la ñuy tuddee liggéeyu teg yoon maanaam benn travail législatif boobu dañoo bëgg itam nga lënkale ko beneen liggéey muy lan liggéey yi du ñu xoolal nguur gii nga xam ne sunu nguur la ñoom it sunuy surga lañu nga ñëw di ñu ko contrôler di ñu ko xoolal kon député ñaari rôle yooyu la am surga bi ñaari rôle yooyu la ko njaatige bi sant dana yéeme nag sa kër nga jàppub surga ne ko kaay defal ma ñaar yi ma la sant moom mu ñëw fàtte ne yow yaay njaatige bi yaay borom kër gi ñëw ak doole jëng ko dénk ak sañ-sañ ba nga ko dénk ak poosam boobu ngay duy ba mu fees ak woto bi nga ko jox ak sañ-sañ yu bëri yi nga ko jox mu xëy ignoré la yow njaatige bi ba ne la kat yoon wi may tëral nag dootuma ci diisoog yow danaa ko tëral te dootuma la ca xool sa njëriñ dootuma ca xool say intérêt dootuma ci xool intérêt kër gi na ma ko bëggee daal danaa ko ni defee noonu nag doonte yow bëggee woo ko ni xam nga ne loolu moom su boobaa surga boobu ci li nu xamoon ci surga xëtt na sarti surga ya bu boobaa borom kër ga amuñu sikki sàkk ne danaan ko comme noonu yi nga bëgg a liggéey ak man kat ñëw ci sama biir kër gii di fi doxal li ngay doxal lu bokkut ak la ma bëggoon nga nekkee ko fi di ma ko doxalal naa la jéggal dem wuti beneen surga bëgg ba mën a ñëw tënku ci li nga xam ne moom laa bëgg ku ma ko doxalal te mooy luy jëriñ kër gi di jëriñ askan wi loolu normalement bu dee borom kër gu am fulla te am fayda pay googu rek lay fayee surga boobu nga xam ne nii la bëgg a taxawee ci biir kër gi mu yéeme nag surga boobu su fekkente ne gouvernement bi mu ko doon contrôler loo ne ko kaay xoolal ma ko nañ bàyyi xel loolu de bu baax sëñ Fafa yow da nga noonu ko kaay xoolal ma sama gouvernement bi sama surga bu mag bii di ma ko xoolal surga bu mag ba wëlbatiku lënkaloo surga bu ndaw bii di député bi ñoom ñaar ñu lënkaloo doole ja ngeen joxoon gouvernement ba pour mu aaree leen ko assurer ko seen sécurité mu far jël léegi doole jooja dox sa diggante ak surga bu ndaw bii nga xam ne moom moo ko waroon di contrôler ñu far comploter au lieu de contrôler ñu far comploter kii itam nag naan ko saa yu ma bëggee benn projet de loi daal ci kër gi bu nu déglooti njaatige ndax njaatige jox na ma ci doole loo xam ne tëralal lu ma neex bu boobaa man doole jii ma njaatige bi defoon danaa la ko jox bu yëngutoo nga ñu duma ko loolu moom ku ne xam na ne nekkatul état bu normal nekkatul situation bu normal loolu su boobaa ci bu fekkoon ne ci wolof la moom la ñuy tuddee ñii kat dañoo lomtoo waaw dañoo lomtoo waxtaanu biir ñoomu neen pour faagaagal borom kër gi doole jooju nag nga xam ne moom la gouvernement bi surga bi bu ndaw bi waroon a contrôler moom nag moom it wax dëgg yàlla ci jamono boo xamante ne gouvernement bëgg na def lu mel noonu muy armée di police di gendarmerie ci gàttal lépp loo xam ne rek service su takk der la su leen ñaar ñii comploté bëgg a woo ne leen kaay leen ñu bokk duma njaatige bi wéyal lii nga xam ne du njëriñal njaatige bi wax dëgg yàlla moom itam waroon na am mat gu toll ni taxaw nag ne déedéet du am ndax man kat dañ maa sàkkoon teg ma fii dénk ma la yow gouvernement yow surga bu mag bi pour lépp loo xam ne lu nar a lor njaatige bi la muy société bi ma jàppalante ci ak yow pour fanq lor googee loola moo ma taxoon a jóg waaye nag du jóg lënkaloog yow di toroxal njaatige bi ngir satisfaire bëggi-bëggi keneen koo xam ne ma nga ca biti. wante yow li nga wax noonu neneen lañ ko tuddee de.
maanaam police bi nga tudd ak ñeneen tey gouvernement bëgg dara donte la askan wi ñoom lii lañ bëggoon même gis nañ ni sax loi yi lii lañ wax mais comme gouvernement bi lii la gis ñëw li nga wax noonu trahison lañ ko tuddee ndax day waral ay dàq di waral ay tëj di waral lépp très bien loolu nag day delluwaat ci cosaanu sunuy tër gouvernement saa yoo xamante ne sant na doole jii ñu ko dénk muy police di gendarmerie di armée liggéey boo xam ne tegeewul ciw yoon bu boobaa ñoom war nañoo xam ne gouvernement bii dañ leen fee sàkk pour ñu nekk fi benn délai bu gàtt jógaat dañuy dem beneen gouvernement ñëw wuutu leen fi suñ ko bëggee def looloo xam ne nag du loo la am na droit texte yi may nañ ko droit moom ci di doole ji taxaw xoolaat lii nu ma sant ndax dëppoo naag li yoon wax wala dëppoowul ak li yoon wax ñoom loolu lañ war di def. bëgguñ ci ñëwaat sax ndax defal nañ ko xam nga comme ku mel ni général Tine ak ñeneen ñoo xam ne yàgg nañ leen dégg dañ leen di sanctionné ndax état dafa bëgg dara dafa ñu ko. exactement donte ñun réew yi nga xam ne ñoom lañuy référence yu sax. yàgg nañ dégg comme dégg nañ fi Trump am lu mu fi waxoon si réewu arab yi mooy information yi yàgg yooya. nga xam ne benn procureur moo jóg ne lii mënta nekk. voilà mais loolu pour appliquer ko fii ñun suñu dëkk yi moom problème la maanaam ñi ne tey état lii la bëgg police ne déedéet gannaaw bu mu xoolee ne texte yi du loola. procureur ne déedéet moom itam ne déedéet. loolu daa mel ni ñun yeggaguñ fa de. yeggaguñ fa waaye nag ñoo war a am fu laay yegg fa fi mu ne nii nag ci li ma gis man ci sama société toll nañ ci ak ñor ci xam-xam foo xam ne ñi ñu jiite ñoom ñoo fa àggagut waaye man jàpp naa ne société bi ñoom àgg nañ fa. incha allah xam naa kii fa léegi beneen laaj bu ma bëgg laaj. mooy député yi. ñoom gannaaw bu ñu jëlee loi ba pare teg ko. comme gis nañ ne ñoom surga lañ. te tamit yenn saa ñi teg loo xam ne dund na. maanaam gannaaw bu ñu woote loi ba pare. comme tey loi bi ñu woote wala beneen mu mënta doon ndax askan wi ñoom seen mbir jeex na comme ñoo leen yónni woon woote nañ ba pare rek ñun foofu lañ ci mën a yem wala da am na leneen lu ñu war a def. waaw góor jërëjëf laaj boobu itam maanaam mooy li normal sax pour mu tegee ci laaj bu njëkk bi mu ngi mel dañ ne borom kër gi. di société bi gannaaw bu mu demee ba yëg ne sama ñaari surga yi kat lënkaloo nañ doole ji ma ko dénkoon doxal na ko sama digganteeg ñoom jël nañ loi boo xam ne sama ngaañ la teg nañ ko ci sama kaw xas nañ ko voté nga laaj ne ndax société moom man-manam jeex na déedéet société man-manam foofu la war a tàmbalee nag bu dee société boo xam ne bu ñor la bu miir la ndax boo gisee société di farlu moom itam di wut ay organe social yoo xam ne ëllëg yu mel nii moo taxoon mu di ko bàyyi xel ba organe yooyu bu lu mel nii xewee ñu mën a taxaw jàmmarloo ak lii ñuy tuddee gouvernement jàmmarloo ak lii ñuy tuddee assemblée nationale ci jàmmarloo boo xam ne it bu tegee ci kaw xam-xam lay doon bu tegee ci kaw ak ñaw lay doon waaye bu tegee ci kaw ak ñor lay doon loolu mooy tàmbali liggéeyu société pour fanq lor gii nga xam ne ñaari organes yi bëgg nañ ko teg ci naka organe de contrôle yooyu wala organe social yooyu nga xam ne mën nañ koo tuddee ay organe de lutte contre l'injustice gouvernementale wala contre l'injustice législative organe social yooyu mën nañ cee tudd yu bëri bi ci jiitu mooy syndicat yi ñu ngi fi société civile mu ngi fi organisation non gouvernementale yi ñu ngi fi organisation yi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu droit de l'homme ñu nekk ay droits de l'hommiste ñu ngi fi et organisation yi nga xam ne ñoom itam dañuy yëngatu ci wàllu diina ñu ngi fi comme organisation islamique yi mbootaay yooyu yëpp mbootaayu féminin yi ñu ngi fi organisation des jeunes ñu ngi fi boo gisee ñu doon wut ay organisation maanaam comme ay organe social bàyyi woon xel lu mel nii moo tax
buñ demee ba ne yëg nañ ne sunu gouvernement kat contrôle bi ko organe parlementaire bi waroon di contrôler nekkatut benn ñaareel bi itam travail législatif bi nga xam ne moom lañ ko santoon mu di ci war a bàyyi xel nekkatut su boobaa nag léegi organes sociaux yi ñoo war a jóg exactement tey liggéey bi foofu la toll. moment yooyu nag ñu war a jóg am na ñaari possibilité bu njëkk bi mooy bu ñu amul sens ñaari surga yële ak doole ji ñu yor danañ dugg ci seen biir corrompre leen diviser leen teqale leen ba organe bu ci nekk du laale ak morom ma bu boobaa nag loolu la ñuy tuddee lafañuk société maanaam borom kër gi léegi dafa lafañ c'est parce que membre ak organes yi nga xam ne ñoo waroon a constituer jëmmi société bi séparé nañ membre ya benn par benn loxo dong dem fële mënul dara loxo càmmooy dem fële mënul dara tànku ndeyjoor dem fële mënul dara tànku càmmooy dem fële mënul dara bopp de bi maanaa loolu mooy liggéey bi gën a raglu ci yi nga xam ne moom la ñuy ragal ca jamono booba et société ñu tegee ci kawam ay loi yoo xam ne yu leen di gaañ la yi moom bu amee rek li nga wax mooy am muy lan société dafay lafañ malheureusement loi bi dafay jàll duñ ca mën dara loolu moom xeetu feebar la buy dal ay société feebar yooyu nag ñi bëgg a toroxal société yëpp dañ ciy liggéey moom la ñuy tuddee diviser pour mieux régner loolu liggéeyu firawna la woon démb inna firawna ala fil ardi wa jaala ahlaha chiyaan mu nga ko pàcc aw xeetam bu dee nag société bi am ànd naag wér-gi-yaramam alhamdulillahi rabbil alamin jamono boobu société bi membre yi yëpp dajaloo nañu constituer benn corps benn jëmmu bu boobaa loola mooy wane ne société bii kat alhamdulillah feebarut wér na société boobu moom foofu ñu jëlee ay loi ba yaakaar ne gañe nañ assemblée keroog xale yi war a dem ñu écarter leen yaakaar ne not nañ leen activistes yi ñu jàpp leen dugal ci auto police bi yóbbu denc leen fa ay fan bañ ne wote nañ loi ba ñu génnee waat leen teg leen ca mbedd ma foofu nag la ñuy door a xamee société bu wér keroog la ñuy taxawaay yi nga xam ne moo résumé waxtaan wi ba ca jiitu am naa beneen laaj sax boo xam ne surwanteru bi ngay waaye dafa spécialiste maanaam xaasatan mooy loi bi jàll nii ndax daanaka moo waral lu mel nii mooy tey loi bi ñu wat ni ci wàllu terrorisme loi bi gaa woote nañ ko assemblée ba pare waaye su ma juumut am na fu mu war a jaar mooy fu mel ni conseil constitutionnel su nekkee ne dañ leen a bind war na jaar journal officiel war nañ tam def benn déclaration mooy député war nañ ko defaat pour wane ne léegi jàll na définitivement kon cela veut dire que mooy jàllagut ba pare mooy dañuy defagum premier pas wala deuxième pas gannaaw bu ñu ko bëggee ñu woote ko léegi fii ak ñi yegg foofu yow lan nga gis ne moo war a nekk taxawaay ba loola comme gis nañ ne ak ngaañ la ngaañ gi bu mu nekk loo xam ni dana yatax ko daal maanaam dana am dëgg la très bien ci laa bëggoon a jëm sax heureusement moo tolloog laaj bi maanaam foofu la société bu wér di wane taxawaayam xam nga yàllagut ci journal officiel kon conseil constitutionnel defagut léegi yam déclaré guñ ko déclaration amagut kon mu mel ni loi bi des na waaye dama naan sax même bu ñetti yëpp matoon journal officiel génne na ko et conseil constitutionnel dëggal na ko déclaré nañ ko nekkat fi mu ne président ñaari loi yi mu doon sàkk pour ñu wotel ko jàll na définitivement dama ne buñ demoon ba étape booba sax te société bi di société bu wér xel ma ne fa jëmm ji membre yi yëpp jokkaloo foofa nag la société bu ñor di commencé ab liggéeyam kar naa danañ ko mën a def benn résumé bu gàtt incha allah ci li nga xam ne kon tey moom la ñuy xaar ci société bi bi ci jiitu
mooy société bi war na xam ne li ko composé dafa yaatu. Dakar muy capitale ba ma ngi ci biir. région yi ñu ngi ci biir. département yi ñu ngi ci biir communes yi ñu ngi ci biir village yi ñu ngi ci biir. te ñoom ñëpp yemuñu même niveau d'organisation yemuñu même niveau d'information. bu boobaa étape bi war a jiitu mooy organe social yi nu waxoon ñoo daal di war a jóg nettuwaay waat seen bopp wéralaat seenu nekkin xamaat fàttaliku waat la waraloon ñoom ñu nekk ay organe social ci tur yu wuute yi nag syndicaliste yaag syndicat yaag société civile baag nu mu tuddati organisation des jeunes yaag femmes yaag yëpp moment boobu lañ war a jóg nag jël benn campagne bi mooy lan campagne de sensibilisation jël ñaari luwaa yooyu ak li nga xam ne moom la ëmb ci ngaañ ñu wàccee ko nag ci base bi contacter mboolem base bi nga xam ne am na lu ñu réeree woon ci ngaañ yi nekk ci biir loi bi sensibilisation boobu mooy njëlbeenu jéego buñ ko réussir ba société bi xam ngaañ yi ñaareelu étape bi mooy lan organiser ay rencontre yu mag ay sitting yu mag sitting yoo xam ne dañ koy taxawalandoor ci benn bis benn waxtu waaye ci sunuy localité yëpp ca kaw capital ba ci suuf ci village yi ay organisation sociale yu dund loolu lay jëriñ gannaaw sensibilisation daañ mën a taxaw nag nekk bloc boobu moo tolloog mur boo xam ne day taxaw en face ak ñii nga xam ne ñooy surga yi rebelle wu ci kaw jaatige bi déclaré ndoor wan ko ne ko kat ay surga yemal sa place ngaañ gii nga bëgg a teg ci suñ kaw ànduñ ci Sénégal nag alhamdulillahi rabbil alamin le 23 mai passé wane nañu ne seeni organisation sociale ñu ngi wér ñu ngi dund ndax boo xoolee keroog bi ñuy bañ mbirum góor jigéen ak di sàkku pour ñu criminaliser ko yaakaar naa 45 départements yëpp a jógandoor te bi ñuy jóg ñiñ doon tuddee ànd sàmm jikko yi rek jóguñ dañu invité daayira yi invité kilifa diine yi invité syndicaliste yi invité leader de parti yi invité jàngu bi ak invité ci gàttal catégorie sociale yi yëpp loolu barki démb la le 23 mai moo tax man jàpp naa ne heureusement comme am nañu benn organe d'organisation boo xam ne law na ci barab yëpp loolu acquis bu mag la boo xam ne Sénégal am na ko ci jaaree ko ci lii ñuy tuddee ànd sàmm jikko yi ndax ànd sàmm jikko yi pour ñëpp la boobaa nag man damay profiter occasion bi woo mouvement boobu mu dekkalaat jéego bu am solo boobu nga xam ne defoon na ko muy lan sunuy cellule yi nekk au niveau des départements am nañu ay coordinateurs yooyu yëpp nañu jóg yeesalaat seen coordination woowaat seeni coordination def seen campagne de sensibilisation waaye itam organiser ay sitting yoo xam ne duñ bàyyi benn secteur du mouvement MDD lañ koy wax voilà MDD du collectif le peuple bu ñoom sëñ Dame Mbodj bi du parti politique yi du kenn nañ invité ñëpp maa ngi doon xalaat nag bala ñoo invité ñëpp ñu def benn liggéey boo xam ne dañ koy chargé coordination départementale yi ndax gis nga liggéey bii muy ñaari loi yi dafa am relation ak
sàkku gi ñu sàkkoon criminalisation de l'LGBT. bu boobaa liggéey bi nañ ko wàccee waat ci département yi gën ko farlul. coordination bu nekk nañu xool ñaata député ñoo nekk ci seen département comme ñoom ñoo ñu bëgg a gaañ. nañu leen contacter waxtaan ak ñoom xam député yi ànd ak peuple bi xam député yi nga xam ne ànduñu ak peuple bi. député bi nga xam ne woo nañ ko ne ko kaay signer ñu pétition bi mu lànk ne du ko signer te loolu heureusement alhamdulilah suñu niveau d'organisation mën nañ koo def ci 2 jours. muy lu waaye yéen est-ce que tamit seen liggéey desut c'est-à-dire yéen wër ngeen département yëpp 45 yëpp. ne da ngeen naa sàkku ñu criminaliser ngóor jigéen. ku ne xam ne ne loolu coono bu rëy la. campagne électorale sax daanaka météwul noonu. ngeen indi ko lépp teg ko nga xam ne ay xalifa ak ñëpp signé. député yi teg ko foofu noonu. wala wooteeguñ ko. ànd ak loolu loi bi nga xam ne daanaka sax nit ñi xawuñ ko yëg même laaj boobu bëgg naa ko laaj mu maanaam naka la député mën a toggee di woote benn loi boo xam ne yow da ngay toog bañ ne tey lañ koy woote. yow mii kilifaam nga door a yëg ne tey war na woote dara est-ce que nekku ne dara waroon na yëgal yow kilifa gi yaa war na njëkk yëg. ci yoon mais kilifa gi yow daanaka sax bu amutoon ñu farlu doo yëg. beneen bi mooy ndaje yii nii tamit xam naa ne bokk na si lu jafe mooy ñu bëri. mooy li nga wax ànd sàmm jikko yi. ñaareel ñu bëri boo leen ne ànd sàmm jikko yi ñu ngi lay woo comme li nga wax tey. dañuy xool naan man daayira laa bokk kon bokk ma si wala kii naan man lii la wala kii naan dafa mel ni nit ñi dañuy jaawale Sénégal nga leen woo wala da nga leen a woo ci sab daayira wala leneen daal. heureusement nag ànd sàmm jikko yi moom réussir na loolu mooy daayira yëpp a ngi ci biir ndax boo xoolee keroog misaal mi rek fii ci Kaolack boo xoolee da ngay gis sëriñ daara yaa ngi ci biir responsable politique yaa ngi ci biir syndicaliste yaa ngi ci biir heureusement loolu ànd sàmm jikko yi moom réussir na ko. li nga wax nag ne déposé nañ sunu bëgg-bëgg à l'Assemblée nationale demagut. waaw dañoo nekkoon ci ay jéego yoo xam ne ñu nit dañ doon jarul yàkkamtee jarul paraxee nan ko teg ci yoon bàyyi ba département yëpp indi seen i dossier maanaam seen i pétition bu ko defee nag ñu door a dajale loolu yóbbu ko assemblée nationale. est-ce que nekk leen di bëgg a yéex. ndax dafa mel ni xaw na yéex mais Mboup nee na président Macky Sall moo wax ne amul manifeste amul dara lu koy teree mën a respecter les maanaam. ñaar luwaay. mooy yi nga xamante ni mooy loi internationale wala pétition yi ñu signé international. yaakaar naa yi ñu signé international moom la ci gën a fës bokk na ci góor jigéen ñi jox leen seen liberté fu ñu mën a nekk. waaw loolu sëñ Adama wax ne moom la président de la république wax président de la république am na sañ-sañu wax loolu waaye su boobaa itam société bi nag am nañ sañ-sañ ñoom itam taxaw ne ko loolu nga wax yow la engagé ndax yooyu nga signé sa diggante ak ñoom signé woo ko ci suñ tur mooy li ñu doon wax léegi rek ci député yi ñaari loi yi ñu voté dañ ko waroon a voté ci suñ tur bu ñu respecté woon mais signé wuñ ko ci suñ tur ndax yëgoo wuñ ceeg ñun diisoo wuñ ceeg ñun informé wuñ ñu sensibiliser wuñ ñu ci problème loi yi. sama laaj bu mujj mooy député yi comme askan ñoo leen noonu askan ban sañ-sañ wala sanctionné la ñu war a mën a def député bu nekkee ne deful luñ bëgg. voilà ci laa doon jëm si moom laa doon développé te pareegul maa ngi toll woon ci ne mouvement bu sos bu yaatu boobu di ànd sàmm jikko yi seeni bànqaas nekk ci département yi yëpp nga xam ne tey benn instant mën nga yëngalu ndoor 46 départements yi yëpp ñu yëngatoo ndoor fi mu ne sanction bi fii rek la mën a jaar waxoon naa première nañ sensibiliser waat base bi deuxièmement liggéey bi nga xam ne yaa ngi foogoon ne dafa àgg assemblée te àggut fa nañ ko gën a farlul député yi nekk ci département yi yëpp coordination yi nañ jokkaloog seen député kenn ku nekk ñu ñëw ne ba ci pétition bi ne la lii kat mooy yëngatu yi ñu doon yëngatu dañuy door a accès ci yow bëggoon nag wàccee la pétition bi d'ici 2 jours danañ ko jël si xam sa taxawaay ci demande bi nga xam demande sociale la xalifa yeeg mouvement islamique yeeg ñëpp a def seen demande ne nañ ko criminaliser boobaa xam nga ne kon député dootuñ ko xaar assemblée ñun ñooy jokkoo moom ci suñu base mu signé ñu xam ne ñun la àndal mu ñàkk signé ñu xam ne kii nekk luñu fi
moo tax yet wi gën a am solo ci sanction bi ëpp solo foofu lay commencé loolu nag dana mën a transformé wu nekk benn outil de contrôle social boo xam ne société bi ñoo koy jëfandikoo pour mën a contrôler waat seeni parlementaire ay ko sens dama yaakaar na ñoom lii nu yëngal sensu réew mi la ñaari loi yi sensu réew mi la ndax dana may réew mi ñu mën a suudewu nekk benn bloc waaye itam dana may réew mi ñu mën a saytuwaat seeni député ba dootuñu leen bàyyi rek jox leen sunuy woto sunuy carburant ñuy va et vient lu leen neex ñu teg ci suñ kaw loolu yaakaar naa ne lii boo koy jeexal te buñ demee ba ñu xam ñi ànd ak ñun ak ñi àndul ak ñun ñeenteelu étape ba mooy il faut dafay am déclaration door ànd ak déposer nag mbir mi à l'Assemblée nationale fekk na ñoom ñi ànd ak ñun xam nañ leen ba pare xam nga loolu moo gën a gaaw waaye point bi ci ëppaat solo sëñ Fafa ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu ñaari luwaay yi nar a andil mooy danañu may ñu gën a yee sunu coordination départementale yi ba lu mel nii bu fekkoon ne dañ ne sax projet de loi bi 11h ci guddi lañ ko yëg ëllëg ci vendredi bi ci lañ ko war a voté ñu mën a yëngalandoor à l'échelle nationale toutes les coordinations départementales ci benn 2 heures de temps coordination départementale bu nekk dana mën a jokkaloog ay membres am ci biir département am ne leen kat am na loi boo xam ne ñu ngi ñu ko bëgg a bettee te suba lañ ko war a wéyal léegi nag dañu bëggoon déglu ci seen xalaat yi coordination bi yëpp d'ici 2 heures de temps ndax dafa jàmp benn loi dootuñu bett suñ ci pare rek député ya nga xam ne ñoo nekk ak ñun ci suñu département bala ñoo xëy suba fekk nañ seen demande maanaam xalaatu seen askan ci seen biir email wala seen biir WhatsApp nga xam ne ku demati dana mën a wax ne sama base kat lii lañ wax loolu bu lii amutoon du am moo tax dañ naan xayuwaay xiwuwaay wolof Saalum la xayuwaay xiwuwaay ñaari luwaay yi yaakaar nañ ne sunu ngaañ la mais sunu yiw lay doon foog naa ne incha allah bu ci yàlla àndee yaakaar naa ne danañ créer nañ fi mu ne nii benn mouvement boo xam ne juddu na ba pare bu ko defee nag man li may jeexale mooy maa ngi jërëjëfalaat suñu coordinateur national Babacar Mboub di ko àggee nag proposition yi pour mu wàccee ko ci base bi yëpp mën a gaaw liggéey ci nu mu gën a gaawee d'ici quelques jours bala ñuy wax naan voté nañoo déclaré nañoo génn journal officiel ak yooyu ñu mën a collecté information yi yëpp dajale ko ne ko bécc ci kanam assemblée nationale muy benn ñaareel bi it nañ ko gungee ak benn rassemblement bu mel ni bi xewoon keroog le 23 mai ndax fi mu ne yomb na jéego yi jiitu woon yombal na bii di ñëw fi mu ne yëngalaat ko day yomb lool ci tous les départements ñu taxawaat jàpp benn bis benn moment ñëpp àndandoor ci benn formule de déclaration boo xam ne danañ ko def ci suñu ñaar luwaay yi. incha allah ba Macky Sall xam ne lii kat sama peuple ànduñ ci. député yi xam ne lii kat sama peuple ànduñ ci voilà. incha allah looy tëjee. kaddu yu mujj mooy pour lii yëpp mën a antu organes sociaux yi nga xam ne wala organes sociaux yi nga xam ne ñoo ngànk société bi maa ngi leen di woowaat commencé waat ko ci mouvement yu mag yi muy parti politique yi syndicat yi mouvement yi nga xam dañu ëmb ay organes yu bëri mbootaay yu bëri M2D lu mel ni ki coalition le peuple ñu ngi woo mboole seen société civile bi ñu ngi woo itam ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu droit de l'homme mu ñoom Sidi Gassama ñu ngi woo activistes yi yëpp nag bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo
mboolem ñi nga xam ne ay sëriñ daara la ñu nekk ci ay mbootaay lu mbootaay ya wuute mbootaay yu yilimaan yi yëpp ñu ngi leen di woo ci lan jóg farlu lënkaloo def benn bloc ndax waxtu wi loolu la laaj def benn bloc liggéey bii ñu doon junj léegi di ko proposé kenn ku ci am xalaatam gaaw yokk ko ci luñ ciy wàññi ñu wàññi ko ci ñu mettre ko en action ba lii nga xam ne ngaaju réew mi la ñu mën a taxaw wane ne kat société bu mûr a ngi nii société bu ñor a ngi nii société bu wér a ngi nii du fi jàll yàlla nañu yàlla jàppale ci loolu hasa waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin lépp lu nar a gaañ réew mi yal na ko fi yàlla fanq képp koo xam ne itam am na xelaatu defar réew mi yal na yàlla sottal ay xelaatam ak i bëgg-bëggam ñu ngi ñaanal ñëpp nag jàmm di ko ñaanal àddina bi yëpp waaye di wan rek ne bu soobee yàlla yii moom njëriñal réew mi rek lay doon bu soobee yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu di wax ne alhamdulilahi lasi bi ni'mati tatimu salaat mbokk yi incha allah kon ñu ngi jaajëfal ñëpp. jërëjëf incha allah tey loolu lañ ñëwoon ak yéen di wax ne ñu ngi bàyyi xel bu baax commentaire yi yenn saa yi kii bi paas nii mooy bi ñu doon def si wàllu ajjëg yi am na benn laaj bu mu bëggoon laaj ci digg bi. waaw mais da ngaa continuer. te ragaloon naa ko waaye am na ko ko bind si commentaire yi mooy. ne li ngay wax ni parce que boo ne ñàkk mu ne naka jëkk ñi doon dem Màkka dañuy ñàkk. te yenn saa yi ma bëgg wax dara mais ma bañ a dagg. d'accord li ma bëggoon wax mooy soo ne ñàkk nit ñi am na ñoo xam dañ ne pourtant naka jëkk ku doon dem Màkka day ñàkk jàpp ne mel ni yow da nga amul information mais fekk moom ñàkk yi ñuy wax. jotiwuloo ñàkk yee dara ñàkki corona la ñuy wax yi nga xam ne aja tax ñu koy ñàkk nit. mooy day tay lu rek waaye waaw incha allah loolu lañ doon kii ndax gis nga ragaloon naa ko waaye ba tey teewu tamit nit ñi wax nañ ko am ku ko wax. kon incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi jërëjëf jazakumullahu xeyran. asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV.